par le Mali malgré les regrets des dégâts. Conseil national patronat. CNP. oui ñoom dañoo kontaan ci mbirub Mali bi. kontaan nañu si loogu. ba baax a baax. waaye rëccu nañ tam li nga xam ne yàqu na si la bare. ñàkk nañ ci teraanga ba bari te du lenn lu dul bëgg-bëgg. nguur yi nga xam ne ñoom jàpp nañ ni kat coup d'état bi baaxul dañ kaa war a bàyyi. ñu dellu si tuuti rek ci Nabucor si mbirub coup d'état boobu amoon Mali. oui surtout laata ñuy agsi ci li waral kii bi. ayca li nga xam ni moo di junte bi occidentaux yi di wax tubaab bi ñoom junte la ñuy wax. Maliens yi naan gouvernement de transition nationale. Mali dafa amoon président bu tudd Modibo Keïta. si jamono Modibo Keïta dafa linkoon ak ku noo wax Léopold Sédar Senghor. pour mu def la fédération du Mali. Sénégal ak Mali nekk réew yu mag am doole. soo waxee fédération du Mali bala neexee u dellu gannaaw daal di wax l'empire du Mali. daal di xalaat le Gao daal di xalaat l'empire du Ghana. jamono boobu nga xam ne africains yi amoon nañ benn doole ba kawe boo xam ne ci seen biir amoon nañ organisation ba baax. ma wax la en parenthèse ne la xam nga ni ñun ñi sunu ay bokk gannaaw Égypte wàcc. ñun sunu ay bokk ak le Nil ñun sunu ay bokk ak Soudan gële ñun dañoo bokk ak waa Ghana te genn wàll si ñun Ghana la jógee xam nga loolu. Sénégalais yi ñu si ëpp sunu ay maam genn wàll gi Ghana la ñu jógee. xule nii la def diggante le Nil l'Égypte le Ghana. nga jàpp Inde dellu si sunu ay maam lébu diggante Inde Égypte ak fii dégg naa la wax bi. moo wax la ni la. Mali dafa nekk dëkk ba ngandee ba yaatu. ba am alal ju dul jeex ca jamonoy conquête. tubaab toujours bu dee ñëw di conquête moom benn objectif la am lu mu dundalee njabootam da kaa wuti moom loolu dama ko see naw bu ñëwee nag ci bërëb dafaa xool nan lay def ba jël loolu yóbbu bu njëkk da daan ñëw ni Charlemagne daan def attaqué dóor dagg kottu jaay doole jël dem. léegi plus nag données yi di avancer évolution di am muy def selon la réalité na mu doon def conquête ba tey conquête boobu lay def ba tey ci la dëkk amu ci sentiment léegi nag bu mu ñëwee ba gis ne 1960 indépendance am na Maliens yi ak Sénégalais yi ne ñun kat suñu ànd dana rafet ndax ñoo bokki maam nasaraan daal di mel ni ku si ànd waaye àndu si daal di ruube jaxase Lamine Gueye te Maliens yi ñoom dañu préféré woon Lamine Gueye parce que dañu jàpp ne Lamine fa la juddoo ci ñoom la bokk. préféré que à Léopold Sédar Senghor. jaxase carte gi tubaab ruube. mais sanu maam bi Mamadou Dia ndeysaan foofu nag la perdre la mu waroon am wala la mu waroon dem Mamadou Dia su àndoon ak Lamine Gueye si jamono loolu rek mooy catab Mamadou Dia. su àndoon ak Lamine Gueye données yi doon na demee neneen. doon na changé parce que mook Lamine bokkoon nañu ay préceptes. ci benn sens. Sénégal la ñu gëmoon. Lamine boobu nga xam ne moo jàppale woon Léopold Sédar Senghor mu jàngi dimbali ñoom sunu président bi Abdoulaye Wade ñu jàngi ak ña sa des Lamine bi teeru woon Léopold Sédar Senghor. lu tax yow àdduna bi kaa defal lu baax rek mu fay la lu bon. metti na de. Lamine moo dalal Senghor waaye Senghor ko def sa fan dégg na la wax bi. waaw ci histoire. donc Mamadou Dia moom moment bi Maliens yi bëggee ànd ak Lamine Gueye. moom dafa ànd ak Léopold Sédar Senghor dégg na la wax bi ñu dem ci sens boobu dugg ci fédération bi jékki-jékki tubaab ruube daal ne Senghor xamloo ko ne ko xam nga Maliens yi attention dañu bëgg a jiitu sa kaw nangam jaxase leen. Senghor daal di siisu Modibo Keïta taxaw de l'autre côté fédération ba tas noonu nu ko tasee mbooloo ba nu àndee boo leen tasee dañoo faible. moo tax gaynde bu dee seen doole day wàññeeku gaynde suy rëbb su gisee mbooloo antilope day viser kenn jéem ko séparer mbooloo ma bu paree viser ka ca des noonu la ndax daa am doole mënul songandoo day viser. waaw lii nga xam ne nag am na ci réalité boobu moo nu dab ba fi nu toll tey Maliens yi dem ba benn jëmmi jamono ginnaaw Modibo Keïta tubaab fexe jël benn soldat bu noo wax Moussa Traoré. monté ko
du ci xam-xam du ci jàng du ci dara mais comme kooku mën na def li ñu bëgg ñoom ñu monté ko Moussa Traoré def coup d'état gàddu affaire yore nguur gi ba leen laa xam ñoom Amadou Toumani Touré ñëw ñu xeex génne changé Amadou Toumani Touré dem ci processus de démocratisation Alpha Condé daal di ñëw affaire bi commencé kii tegu ci yoon mais nasaraana gi ci suuf rek moom or ba ne Mali xaalis ba fa ne jamaa ba ak ressources ya mu gëmloo ñëpp comme ni mu gëmloo ñun rek dara new fi waaye di dox ci suuf Maliens yi nag maar contexte bi évolué àdduna biy dox internet ñëw internet moo sauvé àdduna bi internet ñëw ubbi business bi étudiants maliens yi di màgg am beneen gis-gis étudiants sénégalais yi di màgg am beneen gis-gis étudiants africains yi di màgg am beneen gis-gis ñu la dem di dem affaire bi di évoluer mu jur nag dem ba peuple malien bi sonn nag ci ñi mel ni Moussa Traoré Ibrahima Boubacar Keïta ñëw nag mel ni Moussa Traoré moom incarné ko ci soloog lépp malien ni du si dal sonn nan Imam Dicko daal di jóg ñu def soulèvement populaire bi jur lan Assimi Goïta ñëw toog gàddu nguur gi tubaab daal di ne waa CEDEAO lii coup d'état la comme ni mu yàgg amee ñoom baa ndaw ya fa nekkoon ba ñu defee li nga xam ne moo di soulèvement populaire bi ñoom baa ndaw gàddu nekk sa kaw mais maliens yi gis ni ñoom baa ndaw yi dañoo mel ni ña ànd ak nasaraan dafa nar a nekkat IBK bis Assimi Goïta daal di jël affaire bi ne non mënut a nekk il faut ñu changer Assimi Goïta boobu nga xam ne moom ñenn ña mu àndal dañu ne kat ñii dañoo am link ak Russie ndax dañu fa jàngee et cetera évolution am mais bu ñu fàtte ni dans le monde les grandes puissances yi opposante ka si nekk aussi da ngaa fexe am say partenaires noonu la ko Russie aussi defee daal di dooleel Assimi gàddu affaire bi ànd ak fit bu rëy nag français yi di xataraayu ci xataraayu bi mu jur gouvernement de transition boobu nga xam ni Assimi Goïta la Choguel Maïga Abdoulaye Diop français yi nag di bax ne CEDEAO lii du dëgg du yoon il faut arrêter ça coup d'état pour lan mooy ndey coup d'état Alassane Ouattara jël constitution falsifiée forcé def 3e mandat te ne woon du ko def nasaraan moom ne teg ñu dooleel Ouattara ak la ca des gàddu xulil Côte d'Ivoire ñu ne ko népp ñu ne teg cacao bay jolli tubaab di defar yi chocolat di nu yónnee di nu jaay te moom tubaab amul chocolat amul cacao da nga wax bi cette réalité là moo def que maliens yi ne non léegi nag ci biir loolu CEDEAO moom comme moom dafay mel ni ku doon téléguidé à un moment donné ñu influencé ko ne ko lii coup d'état la ñii nañu wàcc nañ fi jóge nañ delloo mbir mi au civil waaw civil bu ñu jox réew su bonee ci réew ab soldat gën ci réew lu noo def le général de Gaulle oui bi moo def transition fële ca France loolu ñi def histoire mën nañ ko gëstu toog nag 14 ans organisé wu da nga wax bi mais fii nasaraan dafa ne non ñii nañ dem ñii laaj 5 ans ñu ne leen non ba fa bari 18 mois mais maliens yi muus nañu ñu naxanteeg CEDEAO te maliens yi dañ leen ne woon bu ñu leen embargo yi benn weer sax bu ngeen ko fay salaire dootu leen ci dal maliens yi boobu ba tey ñu ngi fay salaire te ñoom ñoo ñu gën a neex dund ñoo ñu gën a yomb dund malgré les difficultés da nga wax bi ba ñu tegee loolu maliens yi ki ci gën a perte mu ngi tudd Sénégal. on a beaucoup perdu. énormément le conseil national du patronat foofu la àddoo. wax ne li nu perdre toll na ni àdduna waaye kontaan nañu ndax yi ndokk yàlla bi ñu ubbee affaire yi léegi nag dina am temps le temps ñuy organiser wu quand vous avez plus de 60% 65 68 jëm kaw de li nga xam ne moo la transport bi départ ci port bi ñu kaa wooyee fret mu la jógee fii di dem Mali bu dee dafay jaar fii nga tëj Mali empêcher say camion yi daan liggéey ñu dem sénégalais yi di souffrir ci loolu yow nga ne déj ca nguur ga ne yéey yaay waaw parce que teg la même chose à la Guinée plus ou moins dans un autre sens de l'autre côté mais les populations su fekkee ni ñoom dañoo ànd ci soulèvement populaire wala dañoo ànd ci coup d'état mais
yéen organiser wu leen selon loolu. lu ni mel moo indi guerre ba am fële ca Yémen mooy Yémen ka fa nekk à un moment donné population yi bëgguñu ko que population yi fal Arabie Saoudite moom lànk di def comme li France di def di jàppale ka fa nekkoon mu jur guerre Yémen ñuy massacrer ay population Yémen jamono bi dañoo am xiif. comme jamonoy Éthiopie nit ñi dañu ay yax lañu ci dëkk ba am alal est-ce que comprendre nga. donc ces injustices là tey jii nii Arabie Saoudite boobu nga xam ne fa la màkkatal mu karama ne moo tax léeg-léeg ñu ne yonent yi ak xutbu yi ak wàllu yi fi ñoo wàcc mooy fa bëri ruube fa bëri la bon fa jaxasoo dañu faa wàcc pour defaraat nit yi. moo tax dañu war a yàlla xam doy na waaw loolu nag su amee si àdduna muy ay injustice dans les relations internationales population yi baax na ñu leen di sóor. loolu nag la Russie di nekk di def mooy fu am injustice à un moment donné malgré qu'ils protègent leurs intérêts ñoom dañuy dem dans un partenariat win-win. Maliens yi viré foofu moo leen permettre ñu def face aux sanctions de la CEDEAO. 10 000 ans bu ñu leen ko sanctionné woon dañuy dund dañuy exister et ñun ñooy perte. mais ñun perte bi lan la ñu jural ndax bokkul ci prix des denrées yi nga xamante ne yokku na ak yeneen ak levé bi ñu ko levé je donnerai l'exemple de la patate. ak levé bi ñu ko levé lan la mën a changer ci doxalin réew mi actuellement dana soppi par exemple patate bi daan ñëw gën a lekk patate de patate manqué woon na danaan jóge foofu di ñëw li si bëri laaj leen jigéen ñi beurre de karité bu am qualité bi ak plein de produits. Mais surtout xaalis des centaines de milliards perdus. Pourquoi? Parce que voilà, on a sanctionné un pays boo xam ne ñun day def business ak ñun pourtant bi ñu leen sanctionné Mali malgré tout Côte d'Ivoire nga aw ci suuf di deal ak moom lu kenn yëgul. malgré tout Côte d'Ivoire ak Sénégal. je veux dire maanaam pour récupérer business bi quoi. c'est un grand port Abidjan waaw Guinée Mauritanie ñoom dañoo dem signer accord ak Mali pour deal ak ñoom parce que xam nañ ni que voilà xaalis la man mënuma comprendre fële ci Europe ñuy jàppale Zelensky ca Ukraine yow Afrique ñu ne la xeexal ab africain. déet ma dolli la ci te bi conflit bi amee Europe dañoo fexe ñoom même bu conflit bi amee ñu dugg ci yëpp lijjanti nañ ba seeni intérêt kenn laal ko. waaw. ñoom ku ci nekk surtout la France. ñoom surtout lijjanti na ba li ko soxal dëgg. moom du jóge ci bor moom mooy ruubekat bi gën a mag ci àdduna bi. fu daal yi tàkk yëpp mooma daal yi tàkk yëpp dem leen laaj waa Yémen laaj leen waa Syrie. laaj leen partout laaj leen waa Liban. Le Liban est anéanti économiquement à la limite dëkk buy disparaître la laaj leen tous ces pays là kan mooy seen problème benn dëkk moo la dem moom yor dara dëkk xanaa togg ba neex la cuisine française ak la ci des dana defar chocolat te amul cacao dana jaay gaz ak pétrole te amul pétrole amul gaz. dana jenc ay lingots d'or te amul or. dana jaay or te amul or dana jaay zircon te amul zircon. donc moom dakaa lijjanti. léegi nag foofu nag la ñamu séqal ñoo war a am fulla ñamuy def face di naxanteeg ñoom di teg xel ñoo war a am fulla la ndawas burkinabé ba waxoon daaw ca sommet Afrique France ba waxoon Emmanuel Macron ne ko votre marmite est vieille ba pare dafa salte cin bi dafa salte ba kenn mënu cee kii bu ngeen say continuer defar ab lekk nun du ñu lekk dootuñu lekkati Afrique foofu la toll lank ba gis nga nit dafa am ful nit ay waay bu la nit tegee lu mënut a nekk da nga ko faa ba dem ñàkk nangoo ñàkk xanaa xamoon ni bala ngaa am faw nga nangoo ñàkk soo nee non su ma ko bàyyee du baax yii saa yi France mu leen bàyyi xaalis bi may jàppale nii yu dayoo leadership. mais ñoom bu dee xaalis bi ñu lay jàppalee teg ci intérêt yoo xamante ne doo comprendre ba pare yow yaa ngi gën a sombre ci pays boo xamante ne da nga doon nekk peut-être en voie de développement et que yaa ngi nekk ci 20 pays yi gën a pauvres dans le monde est-ce que nekkul ni da lay gën a delloo ginnaaw sax au contraire. non c'est-à-dire dafa am loo xam ne nag faw nu wax ko nag fii ñëpp dégg. xam nga le CNP. oui mu ngi kontaan.
mais li moo kontaan yëpp benn la ci lu mu war a kontaan parce que war kontaan joie bu mag bi amagu ko mooy dégâts yi bare na diggante ba ñuy sanctionner le Mali. oui à maintenant le Sénégal a perdu des centaines on dira peut-être 400 milliards d'économie mais sunu kilifa yi ñun dañoo am benn style de gestion ci jamono bi bu am boo xam ne mënuñu ko comprendre état bi daf ñu naan par exemple dinaa def lii maa ngi leen di jàppale lii mais en même temps mu ngi ñuy bloquer feneen boo tëjee Mali da nga ñuy bloquer. camionneurs sénégalais yi yaa ngi leen bloqué ak yu ni mel nga bloqué sa économie dëkk pour le satisfecit de quelqu'un parce que am na koo xam ni bëggul nguur bi nekk Mali nekk fa donc kooku foog mu def tout pour que nguur boobu jóge fa li ñoo wax ni transition bi lan la 18 mois lañ leen wax mais 18 mois yi les Maliens ñoom ñoo war a juger ndax ñun bëgg nañ ñiy toog wala ñu dem mais dañ leen koy imposer gis nga noonu ñu leen ko imposer. mais noonu lañ ko waroon imposer Alassane Dramane Ouattara CEDEAO dafa waroon taxaw ne ko non waruloo changer constitution bi waruloo def 3e mandat nii ko président Macky Sall bëggee fii ci Sénégal non CEDEAO dafa war a taxaw ne ko hey yow waroo def waaye ki nga xam ne dem na ba CEDEAO di mer ci mbirub limitation de mandat di wax ne non à la limitation des mandats maanaam ci ya mu waxoon yëpp moom kàddoom ak yooyu yëpp important wu lépp génn na ci. CEDEAO foofu war na fa mën a am dayoo mais bu soldats yi gisee ne injustice bi dafa bari ay civils yoo xam ne dañoo salfaaña dëkk 62 ans d'indépendance ay civils yor réew mi jaxase ko du tere dañ naan soldats yi seen rôle mooy gérer la sécurisation nationale ou la sécurité nationale ànd ak une administration bu kaa orchestrée seen rôle du ñëw di gérer nguur gi loolu mooy le sacerdoce de l'information politique dans le monde waa soldat ba jàng nag ba am xam-xam na ba am xam-xam mën a jiite réew te soldat yi jàng bare nanu am xam-xam war a jiite réew ñu ne ko non yéen sax amu leen droit de vote élection 2024 yi soldats yi yéen du ngeen voter vous voyez cette injustice c'est à noter à relever c'est pas une façon de dire way soldats yi da ngeen war a jël réew mi déedéet kenn du ko wax xalaatuñ ko waaye dañuy wax ne lan moo tax ñuy wax médecin militaire lu tax ay borom yi xam-xam ya ngande xam stratégie lan moo tax les jeunes européens wala les jeunes américains ñu leen dee wax service militaire xulil pour ñu defar nit bi la pour mu am gëdd pour mu am personnalité pour mu am jom pour mu am nu moo taxawee réew sa souveraineté mu ngi nekk ci nit ñi one by one ci seen capacité à être fort dëkk da ngay fexe nit ñi ñu fort sénégalais bu nekk daal di ne ah non ñun suñu dëkk du demee noonu loolu waaye nga pousser nit ñi ñu la ñàkk jëm la tàllali loxo ngaa maye di ngande yàqab réew dégg nga wax bi donc le patronat ils ont raison de jubiler sauf que moment bi ñuy jubiler nii c'est juste du buzz jubiler nañu mais ci suuf les dégâts ils se rendent compte que des dégâts yu sont énormes yoo xam ni daf leen di pousser ci lan ci ne malheureusement li yàqu bala ñu kaa dabb wala bala ñu kaa defaraat daan daw safa ak marwa. léegi lancé bi Mali nekk te yeneen pays africains yi nga xamante ne ñu ngi fi nan la ñu mën a def wala yan jéego la ñu mën a def pour génne ci guuta gi Afrique nekk ba lii di nga xamante ne les Européens génne seenu influence ci suñu économie ak suñu gestion wu dëkk nag lan la